ku bëgg a am loo politiqué da ngay dajale say militant nit ñi cotiser ñun ñii dañuy def loo am ne lii la nii la toll lii laa ci mën a def mais l'impôt sénégalais kenn du ko politiqué loolu la ñu wax ñun. waaw li ñu mën a xeex assemblée bëri na damay fàttali ni assemblée nationale du moom mooy gouverner ku ñëw fii ne leen su ngeen ma falee député dinaa soppi réew mi dinaa def lii day wax lu ko ne assemblée nationale du foofu du moom mooy gouverner assemblée nationale ñaari cër la ko constitution jox bu njëkk bi mooy moom mooy wote loi yi ñaareel bi moom mooy saytu naka la ñu yoree alalu réew mi loolu nag ñun liñ ci war a def bëri na bu ci njëkk mooy tey suñu duggoon assemblée nationale rawatina yàlla def ñu jox ñu majorité dinañu créer ay commission d'enquête parlementaire ne li fi xew ci pétrole bi li fi xew ci gaz bi li fi xew ci zircon bi li xew fële ICS ci phosphate bi li xew Kédougou ci suñu or bi li xew ci njàng mi li mujjee xew nii li xew ci suñu hôpitaux yi dinañu woo ministres yi woo directeurs généraux yi woo directeurs yi ñu ñëw ñu déglu leen def rapport wax askan wi lii moo fi xew loolu bokk na ci cëru assemblée waaye gis nga suñu assemblée gi xiiroo ŋaayoo xeex taasuwante waaye loolu defuñu ko te loolu yëpp am na fi ñoom ñooy ndawi réew mi loolu lañ leen tuddee ñaareel bi mooy dinañu voté loi yoo xam ne loi yu baax la ci réew mi ci wàllu économie rek dinañ jël ay loi yoo xam ne multinationale bu ñëwati Sénégal war fee liggéey ñu jox ko suñuy tali Ila chinois Ila Touba ay chinois lañ ko jox autorité bi war a dem Mbour ñu ngi ko jox ay brésiliens pétrole bi ñu ngi ko jox ay multinationales étrangères xanaa kay soo leen joxe loolu pare am nga sañ-sañ ne leen nu mu tuuti 80% sa effectif ñiy liggéey fii ay sénégalais la war a doon. tey soo demoon ICS sénégalais yëpp dàq nañ leen ñoom dañoo dem Inde jëli seen i mbokk muy ouvrier muy cadre yi ñëpp seen i mbokk lañ jël teg ko fa foog nga ni loolu yoon na. soo demee Ila Touba ay chinois rek a fay liggéey dégg naa seen i prisonniers la ñuy jël ñëw di leen liggéeyloo moo tax ko ci dee sax ñu gaaw lakk la. ci jamono jooju ñun suñuy ndaw a ngi fi amuñu liggéey am nañu sañ-sañ ne loolu dinañ ko def ñaareel bi mooy suñu pétrole bii ñu jël joxe ko ci anam yoo xam ne anamu font la baaxul ci Sénégal dinañu renégocier contrat yooyu wala ñu nationaliser waat pétrole bi loolu am nañu sañ-sañ bi donc yooyu ci gàttal rek mënu ma wax lépp parce que dañoo am contrat de législature gudd na mais loolu rek mandarga la ci loo xam ne lu ñu mun a def la à partir de l'Assemblée nationale. askan wi dafa war a xam ni mooy lépp constitution bi dafa ne article 4 constitution dafa ne la souveraineté appartient au peuple kenn ku ne ci askan dafa war a xam ni moom moo yor souveraineté Macky Sall yorul souveraineté de dañ ko koo dénk la souveraineté appartient au peuple qui la confie qui la délègue dañ ko délégué souveraineté bi ci benn diir googu nag dafay am ay moment yoo xam ne diir ga jeex na par exemple assemblée nationale dañoo compoon lenn ci souveraineté dénk ko député yi 5 ans yi jeex na may wax sénégalais ni 5 ans yi weesu assemblée nationale bii génn 5 ans yëpp benn projet de loi la proposé benn ci 5 ans yi te moom la constitution jox mu war a wote loi 5 ans nga proposé benn loi te ñu leen di fay xaalis bu dul jeex jox leen ay oto loolu bokk na ci réforme yi mu njëkk a def jënd oto jënd 4x4 40 millions 50 millions jox ko député dafa war a jeex ci réew mi suñu ne dañuy jënd oto député bi dina supporter nu mu tuuti 75% la ca des nag mun na doon subvention waaye jënd oto jox ko koo xam ne amalul njëriñ benn njëriñ askan wi di ko jox carburant dotation bu ne loolu dafa war a jeex donc askan wi moo war a xippi ne nag tànn jot na tànn jotati na bu ñu toog fii tànn lu leen neex suñu wàllu ne dëkk bi dafa Macky tànnul boppam askan wee ko tànn nañuy déglu nit ñi ci seen discours waaye bu ñu yem ci discours politicien bu ne am na jaar-jaar dama naan suñ doon askan wi xooloon dëgg-dëgg jaar-jaar Macky Sall duñ ko fal ndax koo xam ne nekk nga ci nguur Ablaye bi nga ne woon moom ngay ñëw daaneel ba nga fay nekk ba nga fay dugg fukki dërëm yoroo ko wala soo yoree bëriwul ndax locataire nga woon Ablaye jël la faxas la defar la fal la nga def 8 ans génn nekk milliardaire donc nañuy xool jaar-jaaru nit ñi bu ñu yem rek ci discours parce que politicien yëpp a yem discours benn politicien du ñëw fii ne leen du ma waxkatu dëgg wala mënuma wala xamuma mais discours bi da nga koy dëppale maintenant ak nit ki lan mooy parcours am man de Ousmane Sonko fii laa juddoo yaroo fi màggee fii laa liggéeyee fi ma liggéeyee fii impôt et domaine la ku fa dem su dee def naa fa njombe di nga ko xam
su dee def naa fa mbóosóor di nga ko xam li tax ñu jële ma fa it jàpp ñu ma ne dafa sàcc xaalis ndax xam nañ ni foofu yomb na fa jàpp ñu fa ne du xëy heure waaye dénoncer lu dul dëgg ak bañ li ñuy teg askan wi moo tax ñu xëy ne dàq nañ ma foofu. donc loolu mun nañ ko xool ci kenn ku ne ci ñi fi taxaw di wax parcours bi nga gam-gam ko ak discours bi di nga mën a def choix bu baax moo tax la responsabilité man waxuma ak politiciens yi de politicien ni ñu mel nañ ko ba noppi waaye askan wi mu war a am fu lam France barki dem bi ñu doyalee ci politiciens yi dañoo dem jël ab gone gu am 39 ans daat koy fal xam nga jiite France moo gën a métti jiite Sénégal en principe waaye Sénégal rek ngay gis ñu foog ni ñett wala ñeenti politiciens yi gën a siiw mënuñoo jóge ci loolu kuñ ci mere rek kuñ ci teg mere ko rek fàtte nañu sax la fa keneen defoon ñi ngi naan ah ñu ne tey ñoo xoolaat waa jële tant que ñu ngi ci cycle boobu nag wallahi changement du am ci Sénégal